asalaamaaleykum dañu bëgg a waxtaan tuuti ci Hazrat Aboul Bilal nekkoon nit ku ñuul nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et puis waaye nag ñu bari du ñu wax ci Bilal du ñu bind it ci Bilal waaye loolu dafa doon lu ñu yàgg a seetlu dafa mel ni aussi que africains yi existé wuñu l'africain n'existe pas dans l'imaginaire quelque part même occidental et arabe du ñu wax suñuy làkk du ñu citer suñuy héros du ñu tudd suñuy du ñu lekk suñu ñam du ñu sol suñuy solin du ñu làkk suñuy làkk ñu mel ni ñun kay xëy na ñooy solinu tubaab yi di làkk seen làkk di lekk seen i lekk léegi nag kon ñun africain daf ñu war ñu xamal nit ñi kan mooy valeuru nit ku ñuul ndax daf ci am ay nit ñu ñuul ñoo xam ni moom la Cheikh Anta Diop sax daan wax naan l'Afrique a dominé le monde jusqu'au néolithique y compris même fécondant les civilisations du Nil en Égypte et de l'Euphrate en Irak avant que l'Afrique ne soit la victime innocente de ces barbares qui fondaient leur plateau eurasiatique. Cheikh Anta Diop Dixit. Seulement ce que je veux dire ñooñu Bilal ci la bokk parce que Bilal dafa jouer un rôle fondamentalement important dans les premières heures de ce qui allait devenir aujourd'hui la religion musulmane mu nekkoon koo xam ni nit ku ñuul la woon am na nag sénégalais yu naan Bilal a ngi juddoo Éthiopie mais Bilal juddoowul Éthiopie Bilal biir Makka la juddoo ba mu juddoo Makka nag ku ñuy wax Umayya Ben Xalaf moo doon gouverneur u Makka moo njëkk moom Bilal kon Bilal mën naa ne c'est une personnalité boo xam ni dafa juddu ci moomeel dañ ko moomoon ndax il est né captif li tubaab tuddee captif mais Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo libéré Bilal kon amnistie ak droit de l'homme yonent yàlla Mohamed bokk na ci ñi nga xam ni moom la ko moom la ñu ràññee ci moom ne moom moo tax ndeysaan am benn moo tax Seydina Bilal nekkoon koo xam ni sénégalais yi nga wax naan Éthiopie la juddoo mais il est d'origine éthiopienne bien sûr mi ngi jóg juddoo Abacha ñu naan ko Éthiopie tey mais booba Bilal a ngi juddoo Makka la juddoo ki ko jëkkoon moom ñu ngi ko daan wax Umayya Ben Xalaf Umayya nag Xalafa doon baayam Xalaf bi mu génnee àdduna ci la ñu doon Bilal bi ñu ko doonee parce que booba Makka da nga naan doon jigéen ñi doon jabar yi doon jaam yi doon alal ji doon yépp Xalaf bi mu génnee àdduna doom ji doon ko doon jaam yi ci la doon naale Bilal parce que Bilal yaayam du woon jaam yaayam a ngi tuddoon Amama yaayam ci buuru Yemen yi fa la soxee ko ñëwoon Makka ñu jàpp yaayam jaam dénk ko ku ñuy wax Raba nekk yóbbu ko ci kër Umayya Ben Xalaf daal ne Raba téyel ñu ndaw si bu mu rëcc ndax ci benn xare bu Umayya Ben Xalaf doon def ak benn armée bu jóge woon Yémen ci la ñu jàppee ndaw si indi ko biir ci lañ jàppee ndaw si ci lañ jàppee nag ndaw soosu indi ko dénk ko benn jaam boo xam ni jaam bi nga xamee ne jaam bi mi ngi tuddoon Raba voilà ba ñu jàppee ndaw si mi ngi tuddoon Amama ñu jël jaam bi dénk ko Raba yàlla def mbëggeel ci seen biir ñoom ñaar diggante ndaw si ak Raba Umayya Ben Xalaf may leen ñu sëy ba ñu sëyee ñoo jur Bilal c'est comme ça que Bilal est né à la Mecque kon li sénégalais yi di wax naan Bilal a nga juddoo Éthiopie dëgg la origine éthiopienne la mais juddoowul Éthiopie biir Makka la juddoo mi ngi mel ni tey nga ni ma Barack Obama Amérique mu nga juddoo xaw ma Kenya man la non biir Amérique la juddoo màgge biir Amérique donte papa ji originaire u africaine la mais dafa xëy yilif réew ma loolu mooy li nga xam ni mooy kaawu Bilal tuddul woon Bilal mi ngi tuddoon Abou Omar son premier maître s'appelait Umayya Ben Xalaf Xalaf moo doon bàyyam Xalaf bi mu gaañoo ci la ko Umayya doon daan ne ko nag yow Seydina Bilal ñu ngi ko daan woowee Seydina Bilal notre seigneur Bilal parce que l'islam mënoo ci wax te doo tudd Bilal c'est vrai que Bilal bàyyiwul doom comme sunu magu diine yi ci Sénégal koo ci gis am na njaboot am na ñu ko fi teewal mais Bilal bàyyiwul doom mais fu turu l'islam yegg ëllëg turu Bilal dina fa yegg parce que Bilal moo xeexal yonent bi dem na sax ba nekk chair à canon parce que les Quraysh dañ ni woon Mohammed indi na fi diine ju bees te Mohammed mi il faut ñu sàkkal ko pexe bi mooy fexe ba diine ji war a juddu parce que su màggee suñuy njariñ ak suñuy intérêt suñu yàllay manaat yeeg laxaat yeeg yi nekk ci booru Kaaba gi yëpp dootu ñu leen dégg te ñun dañu gëm yàlla yooyu
parce que yàlla yooyu mooy yàlla ak ay biddéew yoo xam ni moom lañ te woon yàlla am na yàlla yoo xam ne sax ay nag la ñu woon boo xiifee lekk ko yooyu yëpp dafa nekkoon biir Makka ci la nag yonent yàlla Muhammad yàlla yónni ko ba mu ñëwee nag ci ñi ko jëkk bu doon politicien bu doon ku doon nekk candidat pour nekk président de la République dam naan Bilal ci ñi njëkk adhéré ci doctrine président de la République bu jamono jooju chef d'état wu Makka di Muhammad kon Bilal ci militants yi jëkk yi la bokk de la première heure ñu naan ko les militants de la première heure noonu la Bilal parce que Bilal bi ñu ko indee Makka dañ ko dénk Kaaba gi dénk ko Kaaba ga dénk ko yàlla ya newoon ca booru Kaaba ga ne ko surveiller leen ñoom yàllay Manaat yeeg yàllay Lahat yàlla li jëw Uza parce que booba quartier bu nekk ak sa yàlla Grand Dakar ak yàllaam Sicap ak yàllaam Pikine ak yàllaam HLM ak yàllaam plateau ak yàllaam bu samedi jotee quartier bi jóge fi dem ca Kaaba ga jaamu seen yàlla dem ñibbiwaat bu beneen dimanche bi wala samedi jotee ñiy jaamu ji yàlla dem ñibbi Bilal moo fa nekkoon mais fii Bilal nekk nag ci Kaaba gi dafa jege woon fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo donc le prophète Mohammed amoon na chance di dajeeg Bilal ou du moins Bilal Seydina Bilal parce que Seydina Abou Omar moo ko tuddee Seydina mooy le Seigneur ñu mel nga naan Seydina Rasulullah wala Seydina Alioune wala Seydina Limamoulaye Seydina boo ko déggee mooy un seigneur loolu moo taxoon ñu tudde ko notre Seigneur Bilal kon Bilal dafa nekk koo xam ni ci loxoom bu tedd boobu ci la yonent bi njëkk a nuyu nit ku ñuul ci la daan fanaan ak nit ku ñuul parce que yonent yàlla Muhammad la daan Bilal a ngi dëkkoon ci kër Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que Seydina Bilal bi ñuy waxtaanee tuuti parce que waxtaan ci moom dafa jot am na sax colloque boo xam ni incha allah ñu ngi koy def Dakar je crois que le colloque se tiendra au mois de mai au Méridien Président sur Bilal parce que Bilal aussi damay emprunter benn expression bu Senghor daan wax président Senghor daan wax naan je vais laver les noirs des calomnies qui les ont défigurés je vais être la trompette du peuple noir je vais être le nègre de la négritude man Senghor maay bindal nègre yi man Senghor maay trompette u nègre yi maay claironné ba ñëpp dégg civilisation noire mooy lan waaye aussi ñun dañu bëgg ci colloque boobu je crois ñuy préparer à Dakar laver Bilal des calomnies parce que Sénégal yu bari sax boo leen nee Bilal ñu ne nii non xamuñu cerné wuñu la dimension historique et le rôle héroïque que Seydina Bilal a joué pour la propagation de l'islam am na sax ñu doon wax naan nit ñu ñun ñi amuñu diine loolu bokk na ci yi nga xam ni schéma coloniaux yi nga xam ni moo taxoon ñu yebal ay missionnaires fii ñuy ñëw di ñu convertir di ñu dugal ci seen diine parce que la ko waroon mooy dañu bëggoon dugal nit ñu ñun ñi ci diine parce que nee nañu nit ku ñuul amuñu diine te mën naa ne l'islam est dans l'ADN même de l'homme noir keroog ba l'islam di juddu nit ñu ñuul ñaa ngi toog bokk ci biir diine am ci rôle bu am solo boo xam ni joué nañ ko ci rawatina Seydina Bilal mi ngi turam dëgg mi ngi tudd Abou Omar yaay mi ngi tuddoon Amama waajuru Bilal bu góor mi ngi tuddoon Raba nag moom moo jur Bilal moom ak Amama alors li indi woon nag Amama biir Makka ba ñu jàpp ko mooy dafa àndoon ak nijaayam boo xam ne buur la woon ba ñu àndee di ñëw amoon nag nee woon dañuy ñëw pour jéem a am lu ñu def ca biir Makka loolu moo tax ba ñu jàppee yaayam ñu dénk ko benn jaam bu ñuy wax Raba yàlla tëmbeel mbëggeel ak cofeel ci biir ñaar ñooñu ñu may leen bañ leen mayee ñoo jur ku ñuy wax Bilal nekk biir Makka ensuite aussi mën nañ ne Seydina Bilal xare yi nga xam ni yëpp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam def na ko Bilal la ci àndal la bataille de Badr la bataille d'Uhud la reconquête de la Mecque ensuite Bilal la àndal yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour dem Médinatul Munawwara ci la ñu créé la ville de Médine Bilal aussi ñu ngi ko daan wax Bilal moo doon trésorier wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu naan sax bu sa alal réeré da nga naan alalu yonent réer na Bilal la nga koy seet alalu yonent réer na Bilal la nga koy seet soo bëggee sa mbir feeñ parce que Bilal confiance bi mu amoon ak fidélité parce que Bilal avait une sincérité paysanne vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam nekkoon ku ko gëm joué rôle bu am importance ci turu l'islam jusqu'à la mort du prophète bi yonent bi gaañoo la ne man sama tànk bi du ma ko mën a tegati ci suuf soo xam ni fa la ñu suul Mohammed xaaral ma génn Makka il est allé vivre à Damas où il est mort enterré dans la banlieue de Damas ndeysaan en Syrie d'ailleurs sax benn sénégalais bu ñu wax Ibra Degenka ambassadeur Ibra Degenka moo fa jaaroon defaraat bàmmeelu Bilal